5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Asalaamaaleykum daleen ak jàmm ci suñu émission revue de la semaine Rhapsodie des réalités tey lundi 26 parce que daf ñu ne nañu jiw kàddu yàlla maanaam tey suñu liggéey ci kaw suuf mooy tasaare kàddu yàlla ndax képp koo xamante ne yaa ngi fi nga mën cee jot te mënoo mucc kàddu yàlla bi fu nit nekk war na koo mën a am ci biir xolam war na koo mën a am ci biir xelam ndax kàddu yàlla bi mooy tax tey jii nga mën a am dund bu ees boo xamante ni moom méngoog ak dund yàlla. nañu jël ñaan bi ak man yow yàlla sama borom maa ngi lay gërëm ci li nga def ci man tasaare kàddu yàlla ci àdduna bi ne maa ngi jëfandiku ci l'évangile bi ndax moom mooy yóbbu sama dund ci kanam ci barke bi ma may ci Yeesu turu Yeesu amen. Mardi 27 nañu sax ci njub. Yeesu mënul woon def ay jéego ci xel bu jaxasoo maanaam tey jii ci suñu giiru dund dañoo war a jàngu jub xel mu sell mi pour mu def ay jéego ci suñu biir dund dañoo war a am xel bu dal. nañu jàng njub ndax ci biir njub lay jéego ak kéemtaane mën a am ci suñu biiru àdduna suñu biiru dund. nañu wax ñaan bi yow yàlla suma borom maa ngi jéggalu ci sa kàddu te di dox ci say bëgg-bëgg bañ naa nekk nit ku jubadi bañ naa di dox ci lu dul say waaw damay dox ci say bëgg-bëgg saa su nekk maa ngi dox ci ay jéego ak kemtaana bés bu nekk ci turu Yeesu. Mercredi 28 nañu bég ci jafe-jafe maanaam mën nañu dund bu metti mën nañu am ay jafe-jafe yu metti ci àdduna waaye nañu bég ndaxte jafe-jafe yooyu mooy tax tey jii ñu mën a am ndam. nañu wax ñaan bi ci yow lay jëfandiku Yeesu sama borom ci sa mbégte lay jëfandiku ak jafe-jafe bépp bu ma mën a am ci sa mbégte lay jëfandiku maa ngi topp sama yoon ndax moom mooy sama doole ci yow Yeesu Krista ndax yow yaa may doole yow yaa may leer ci àdduna bi de amen. jeudi tey parce que dafa ne ay roykaay nañu nekk ay roykaayu Krista bi ci àdduna bi ndax àdduna bi lëndëm na lool te dañoo war a nekk leer ndax ñu mën a leeral ñeneen ñi ci des loolu mën nañ ko ci pexe xel mu selam ndax jàngal nañ ñu wan nañu ñu ko mën a doone nañu jàngal ñi ci des wan leen yoon bi ci Yeesu Krista nañu nekk royukaay nekk jàngalekat pour ñeneen ñi ci des ndax nit ñi bu ñu gisee ñu xam ne nit ñi nekk nañu ay royukaay te leer ji mu ngi leer ci ñun ndax ñu mën a gërëm yàlla ndax jëf yi ñuy gis ci suñu dund. maa di leeru àdduna ndax dañ maa yónni pour leeral sama àdduna mooy sama liggéey ci sama dund te xam naa ne moom laa doon. maa di royukaay fu ma mënti dem damay leer comme leeru àdduna si di wan nit ñi góor ak jigéen ci njubaayu yàlla amen. vendredi 30 pasteur nee na nañu jàppalante ci cofeel ndax Yeesu Krista mu dee dafa dee ak cofeel ngir ñoom ñi ku ci nekk na sopp moromam ni ki sa bopp nañ ko jëfee bés bu nekk ci suñu biir ndax loolu lañu Yeesu sant loolu mooy doon suñu dund bés bu nekk ak suñu morom ku sopp sa morom di nga sopp ay jikkoom yu baax ak yu bon nañu ànd ak suufeel pour sopp suñu morom yi ni ñu mel nañu jël ñaan bi
ci suufeel ak baax ak teey maa ngi am coofeel ci samay morom ndax coofeel boobu moom la ma yàlla jox pour sama àdduna nekk naa nit ku baax nit ku sopp nit ñi te maa ngi jàpp seen njumte ak seen baax ndaxte bëggeelu yàlla coofeelu yàlla moo nekk ci sama xol ci pexe xel mu selaam yi amen. Samedi 31 pasteur nee na nañu tabax jàngu Yeesu Krista waaye moom ci li mu wax ku ci nekk ci ñun war na tabax jàngu Yeesu nan nga ko mën a di def boo nekkee ci Yeesu Krista ni nga mën a tabax jàngu Yeesu mooy nga dem waare l'Évangile indi góor ak jigéen ci Krista bi loolu mooy waral ne yaa ngi indi sa xeer pour jàngu Yeesu Krista tabax Yeesu tabax na jàngoom ci ku ci nekk ca lam la jox pour nga doon ko ñenn ñi nekk nañu ay apôtre ñenn ñi ay prophète ñenn ñi docteur ñenn ñi évangéliste waarekatu ay baatu Yeesu Krista ci àdduna si ñu nekk nii nañu tabax jàngu Yeesu ci suñu biir kër yi ci suñu biir njaboot ci suñu biir morom yi ak fi ñu liggéeyee nañu jël ñaan wi bokk naa ci yaramu Yeesu ak ci ay yaxam sama ngëm am na doole pour xeex jafe-jafe àdduna te maa ngi am ndam tey ak suba yàlla tabax na yaramam ci man sama doole mooy waare l'Évangile bi ci Yeesu Krista amen. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10:9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'ai Christ qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.